asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur bu télévision Al Wataniya ñu amati mbégte am kontante dellu siwaat ak yéen ci seen émission xeltu ci 78e numéro di juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetteelu numéro mu mel na kon comme li may wax saa su nekk rek di ñaan yàlla may nu kattan may nu wér ba ñuy mën a di wéyal li di liggéey bi nga xam ni moom la nu sas te askanu réew Mauritanie ak bitim réew sas nu ko ba tax na tey jii ñu amati mbégte amati beneen nag mbégte amati beneen kontante tey jii jàkkaarloo kenn ci doomu réew mi ko xam ni mi ngi ci liggéey bu am solo liggéey boo xam ni tey jii kenn dootu ko naataamle nekk tamit koo xam ni ku nu maanaam jox cër la ci kër gi nga xam ni fa la bokk waaye tamit ko jox ko li nga xam ni mooy gëdd ba tax na kooku du ñuy ànd ak sunu réalisateur l'incontournable l'infatigable le meilleur le génie moo bu ngeen ko bëgg wuyu rek jox ko rek moom la doon ci kàttanu borom bi macha allah ñu jox ko moom tamit mu wax nu rek sunu premier élément tey jii ci sunu invité ñu dem dellusiwaat ci biir plateau bi. juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetteelu numéro émission xeltu dalalati gan gu rëy Cheikh Lamine Sidibé lan koy wax moom Cheikh Lamine Sidibé mi ngi juddu ci atum junne ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak ñaar ca diwaanu Rosso foofule ca Rosso fa la defee li nga xam ni mooy tuut tànkam defa fa li di diggu doomam ak daara ju kawe ji mu dem nag ca Ndakaaru gannaaw bi mu jeexalee li nga xam ni moom mooy jàngu diggu doomam mu dem fële ca réewum Ndakaaru fa la tàggatoo ci wàllu li nga xam ni moom moo jëm ci wàllu transit foofule ba mu fa jeexalee li nga xam ni moom mooy tàggatoom ci la ñibbisi ci biir réewam ci atum junne ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn mu door liggéey fële ca Sogimes foofu nag ma nga fa jiite kuréel googule nekkoon fa directeur général ba ci atum junne ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ba atum junne ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar moom Cheikh Lamine Sidibé gannaaw loolu ba mu fa jógee si la liggéey ak benn ci kenn ci kilifa ñi nga xam ne ñoom ñu nekk ci biir réew mi am kuréel gu ñu mel bu ñuy wax lépp loo xam ni dafa jëm ci wàllu transit di ko toppatoo ak douane fii ci biir réewu Mauritanie mu def fa ay at yu takku gannaaw loolu nag ci atum ñaari junne si lan ko jox benn këyit bu ko wan ni mën na demal boppam gannaaw bi nga xamee ni def na li ni mel mu liggéeyal boppam boobaak léegi ci la nekk waaye Cheikh Lamine Sidibé ñi ko xamoon ko ci tàggat yaram nekk koo xam ne ku nuy yëngatu la ci wàllu basket waaye bu mu fa jógee nag ci la jël ay mbiram jébbal ko ki nga xam ni mooy Cheikh Sadibou Abi si atum ñaari junne ak juróom-ñaar si lan ko cheikhal gannaaw boobu juróom-ñaari at lan ci teg moom Cheikh Lamine Sidibé ñu jox ko li nga xam ni mooy lengey ci juróom-ñaari at bu mu ko ci tegee moom Cheikh Lamine Sidibé si lan ko dénk nag kuréel gu mag nga xam ni moom mooy toppatoo lépp lu jëm ci xaadiriya fii ci réewum Mauritanie mu jiite fédération bu mag boobule ki ko jox nag du kenn ku dul Cheikh Bounana ul Cheikh Talibouya ul Cheikh na Cheikh Sadibou Abi moom mi nga xam ni moom mooy xalif généralu kullu qadir gannaaw loolu nag mu nekk ci di ci liggéey bu am solo ñu bare naw ko ci ñu bare sopp ko ci pas-pasam ak yéenem ci kër na Cheikh Sadibou Abi kon nag mbokku téléspectateurs yi la présentation bi nga xam ni def nañ ko muy présentation ki nga xam ni mooy Cheikh Lamine Sidibé defe naa ni mot na lépp defe naa ni lépp leer na Cheikh bi ñoo ngi lay ziar. jërëjëf Babacar ñoo ngi lay delloo ziar yàlla na yàlla nangu lépp balaa ñu tàmbali ñu julli si Seydina Mohamed nuyu askan bi nuyu mbooloo mi di leen félicité yow en tant que journaliste nga xam ne yaa ngi dox si nguréel gi yaa ngi dox si mbir mu demee nii parce que tey moom lii je peux dire que c'est la première fois dans l'histoire que mu am si suñu tariqa bi ñu nekk ñoo ngi leen di remercier di la gërëm di la ñaanal yàlla
di ko ñaanal seen télévision bi yàlla ni dem kanam. amin cheikh bi déjà ci biir présentation bi suñu xoolee présentation bi li ñu ci wax lépp mooy lu jëm ci li nga xam ni mooy tarixa bi nga xam ni mooy tarixa xaadiriya ngay président bi nga xam ni mooy président fédération nationale bu xaadiriya fii ci réewu Mauritanie du lu tuuti loo xam ni tey jii ñu jox la ko ci en 2014 ki nga xam ni mooy xalifa tey jii bi nga xam ni moo nekk ci kuréelu maanaam bopp njabootu cheikh na cheikh Sadibou te jiite ko di cheikh bu naan wul cheikh Talibouya wala cheikh na cheikh Sadibouya ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko wér guddal fanam lool may ko téeméeri at ak juróom fukk mu dund ko ànd ak wér ak tal mu nekk loo xam ni du yan bu woyof yan boobu nga xam ni teg na la ko keroog bi nga xamee ni kilifa gi jël na tampon dóoral la ko ci jox la ni la tey jii dama bëgg nga jiite xaadir yi nekk ci réewu Mauritanie nga doon nga xam ne yaay seen kilifa nan la egg ci yow. jërëjëf Babacar yan bi diis na mais nag mbiru Cheikh Sadibou mooy defar boppam maa ngi sant yàlla bu baax di gërëm samay waajur ndax sam papa si la juddoo si la magee si la nu yaree alhamdulillahi rabbil alamin ba fu nu tollu tey yan bi diis na. Au départ c'était plus difficile gënoon na fa métti mais ñu sant yàlla comme ñëpp déggoo nañu mag yaa ngi fi xam nañu lu fi nekk ndaxte moom yàgg sal xalif mooy bu na nawul Cheikh Talibou yow Cheikh na Cheikh Sadibou moom mooy jiital kuréel gi mooy jiital taalibe yi tey moo fa toogal Cheikh na Cheikh Sadibou moom moo jël nag lii samp ma ko mais nag balaa mu koy def dafa fekk dafa toog ak suñu mbooloo ay paa yu fi nekk ñu ni ñii ñoo bëgg tey ma jiite leen ma bañoon nag ba sës mais nag lu yàlla tudd moom kenn mënu si dara. waaw ñu seexal la en 2007 maanaam dëgg la sa waajur comme ni nga ko waxee moo si juddu yaroo ci màgg ci nàmpal leen ci ba ngeen màndi ci alors yow bi muy dugg ci yow bi nga xamee ni détermination wu jóg rek nekk ci xaadiriya bi ba mu jeex est-ce que mën nga nu dellu si tuuti nan la ñëwee ci yow ci ban at la mbir moomu ñëwee ci yow. jërëjëf comme la ma ko waxee rek taalibe la te taalibe day nekk kër sëriñam ba yàlla indil ko lu mu koy tuddee lii mooy ñu seexal ko ñun ay taalibe rek la ñuy doon ndax en 2006 laa fa commencé di dem di ziyaare ji balaa boobu góor gi daf na doon wax ne chaque année ñu ñuy dem ziyaare Nimzaat Samba Dieng yàlla na ko yàlla yërëm te yeexeenu moom chaque année daf doon dem ba mu faatoo nag bon avec la jeunesse on n'avait pas amuñu woon askan boobu wala motivation pour ñuy dem Nimzaat bu ñu ko doon dégg rek mais bu ñu dem ba xaw xel mi ci tuuti si laa si commencé di dem ndànk-ndànk ba ñëw wàcc jébbalu kër Cheikh na Cheikh Talibou en 2006 2007 mu woo Pa Saliou Xol ñu ñëw fa Korité Pa Saliou Xol mi ngi nii du mu bàyyi ma fenn ak rahmatullah alayhi Choumat Fall ak Cheikh Souleymane Lo ñoom ñoo ma ñëw jël si ñu ne ma cheikh bi chérif bi noonu la indi tey doon lay seexal xamoon lan mooy seexal sax bu ma ko bés boobu bu mu ko defee j'ai pleuré parce que xamoon lan la si loolu nag alhamdulillahi rabbil alamin j'ai regretté ko affaire bi di gën a di mi ngi mel ne virus sama biir deret muy commencé di dem ba tey alhamdulilah ma jiite la ngëreelu xaadir yëpp. waaw nga jiite kuréelu xaadir yëpp nga ni léegi virus la ci sa biir deret tey jii parce que dafa bare ñoo xam ni xëy na des fois suñu déggee nit ki ni mi ngi ci tarixa duñuy jàpp ni duñ koy jëlee ak beneen bët ak beneen xalaat alors tey jii nga dugg ci nekk lu ndaw nga dugg ci yàlla may la kàttan tey jii comme ni ma ko waxee sànq nga jiite ay kilifa jiite ay mag mais loolu lépp comme ni ñu koy waxee cër yàlla moo koy jox doomu aadama moo koy jox nit ki maanaam virus boobu nga xam ni dugg na ci sa biir yow nan ngay dundee ak li ni mel ak nan ngay dundee maanaam ak xaadiriya par exemple tey jii soo demee Nimzaat soo egsee bi ci biir maanaam Nimzaat dana am luy feeñ ci yow maanaam nan nga koy dundee ak njabootu Cheikh na Cheikh Sadibou yi nga xam ne ñoom tey jii ñoom ñoo wër àdduna te di sëtu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf Babacar ñun suñu tariqa alhamdulillahi rabbil alamin mooy tariqa xaadiriya dafa tëridi mais ñoo ngi sant yàlla comme ni ñu koy waxee rek day am des rénovations
lu nekk ak jamonoom. tey alhamdulilahi rabbil alamin lii ñu mbubb muy tariqa bi jeunesse yaa ngi fi femme yaa ngi fi màggat yaa ngi fi ñëpp joxe seen doole joxe seen bopp ndaxte Cheikh Saad Bou moom mooy liggéeyal boppam mooy defar boppam. te defar na taalibe mi tey Nimzaat man amul li nga xam ne tey mën naa ko weccee Cheikh Saad Bou mi ngi mel ne Murit rek gëmuñu xanaa Cheikh Ahmadou Bamba mi ngi mel ne Tijani bu ñu waxee El Hadj Malick Sy ni Abdel Aziz Sy ñun tam gëmuñu xanaa Cheikh Saad Bou ndaxte moom lañ fi am te moom la ñu gis. voilà Cheikh bi am na leneen tamit loo xam ni bëggu naa ñu waxtaan ci Nimzaat tey jii yaay président fédération nationale bu Khadria ñu nommé la en 2014 2015 mooy première maanaam ziara bi nga xam ni fekk na la ci maanaam trône bi nan la mbir mi demee parce que dañ daan gis ni ziara boobu suy am sunu mbokk yi jógee Sénégal di ñëw di traversé wu duñu ci jànkonte bu métti ci yoon wi dañ ciy gis ni yoon wi accident yi dafay bare dañuy gis ni aussi tamit que ni xat-xat bi dafay bare alors ci sa première année ñu dénk la ko mbir mi organisation bi nan la demee ren. jërëjëf ñu remercier d'abord balaa ñuy wax suñu président de la République Mouhamadou Abdel Aziz remercier aussi Macky Sall ndaxte tey tariqa Khadria boo seetee Sénégal luñ ko gën a fonk. Mauritanie kon xamu joxuñu ko valeur am daal. non xamuñu valeur am parce que fii dafa bare ay tur gëmuñu yenn yi mais der yu ñuul wala làkkat yi ñoom ñoo gëm tariqa yi. Sénégal ren on a eu 15 760 pèlerins yu jóge Sénégal. fukki junne ak juróom ak lu topp. fukki junne ak juróom ak lu topp. ñu jóge Sénégal uniquement des pèlerins. oto yi nekkoon na 657 véhicules yu fa jóge yi uniquement ci côté Sénégal. donc nguur gi def nañu ci seen loxo dimbale nañu parce que baag bi fayuñu mairie fayuñu dara. même les passagers si 600 oto yi oto yëpp nguur gi ko jël en charge. lépp nguur gi ko jël en charge. et kooku mën nañu wax ni c'est la première fois. c'est pour la première fois. parce que lii tey et en même temps les autorités mauritaniennes taxawoon nañu parce que la gendarmerie la douane la police ñëpp taxawoon nañu pour la sécurité des pèlerins. mais daanu am nag ay tolof si yoon wi. bu fekkoon ni woon nguur gi tey mënoon ñu dimbali. pour au moins ñu goudronner 40 kilomètres de Tigint. moi je ne peux pas comprendre ñu goudronner de Tigint à Médédra et pourquoi ne pas goudronner de Tigint à Nimzaat. mais foofu il faut que ma interpelle la fa parce que am na kenn ci kilifa yi sax yoo xam ni posé naa ko question bu ni mel parce que man dama am ay rumeur la xëy na xaw ma dëgg la wala ay rumeur la yoo xam ni wax nañu ko ñu ni waa Nimzaat si wàllu boppam sax ñoom ñoo bëggul woon ñu goudronner maanaam diggante maanaam croisement bi ak Nimzaat loolu nag daf ma mën a xaw a jaaxal ma ne xëy na bokk peut-être que suñu ko waxee xëy na c'est mystique je ne comprends rien en tant que président je pense que tu es mieux placé que quiconque pour mën a leeral li ni mel. xam nga nguur kenn mënu xëccoog moom. tey nguur gi bu demee ba décider dara. que ça soit xalif que ça soit shérif que ça soit talibé mënul bañ. mais nguur gi buñ ko proposé woon. wala ñu def ko pourquoi ñuy buté ne yoon bi. et ne pas le goudronner ça n'a pas de sens. donc buñ koy buté ne ñu ne non bu leen buté ne yoon au contraire bëgg nañu ñu goudronner yoon bi parce que à chaque fois nous trouvons des accidents terribles. et surtout suñuy mbokk Sénégal yi. ndaxte xamuñu suuf si dañuy dem ba oto bi këppu ndeysaan mu daanu seen kaw ñu gaañu et tout cela. donc tey bu nu nguur gi dimbale woon bu nu goudronné yoon wi chérif yi du ñu ko mën a bay. mais yéen en tant que tey ji ay kilifa yow en tête yi nga xam te yaa jiite mbir mi lan mooy sa taxawaay est-ce que taxawaay bi nga xam ni yow en tant que président yaa ngi ciy dox parce que dëgg la 1 an nga fi nekk mais 1 an boobu est-ce que am na yoon yoo xam ne yaa ngi koy ubbi. seeti kilifa yi ñi nga xam ne ñoom nga war a gisanteel bay egg ci fi nga war a egg pour que mbir mi mën a nekk sa mission si bokk ci sa ay priorité ci sa wàllu mission yow. jërëjëf ci su nga 1 an yam fi toog alhamdulilahi rabbil alamin am na lu ñuy wax xayma bi d'abord xayma Cheikh Saad Bou mosu fi ñëw c'était pour la première fois dans l'histoire te kenn xamul ni Cheikh Saad Bou mi ngi fii ñu làq suñu biir gànnaar. te Sénégal bi ñu si ëpp
donc Xaymi bi day quitté fii def 4 mois 5 mois en tournée biir Sénégal yëpp. te du ñëw Mauritanie. C'était la première fois man indi ko Mauritanie c'était du 23 au 25 janvier passé man maa ko indi Mauritanie lépp pour yëgal nguur gi yëgal mbooloo mi yëgal tariqa xaadira yi ni Xaymi baa ngi nii kii mooy Xaymi Cheikh na Cheikh Saad Bou. nguur gi mais est-ce que am na impact maanaam bi nga ko fi indee est-ce que loolu am na impact ci nguur gi. mën naa wax ne am impact mën naa wax ne amul impact parce que nguur gi du leen di soxla au moment de la cérémonie ou bien au moment de la politique duñu gis kenn si ñoom par rapport au Sénégalais daanu gis des ministres daanu gis des gouverneurs daanu gis parfois des députés mais à Nimjat duñu gis aucun Mauritanien bu fa taxaw. mais lan moo koy waral est-ce que loolu moom laa la wax est-ce que tey jii du maanaam da ngeen fayir seen mission yéen seen wàllu bopp parce que su ngeen ko xëy na jaarale woon fi ngeen ko war a jaarale xëy na mbir moomu du mën a am li ñu toll xew-xew bu mel noonu ay junne doomu aadama di fa daje ku mel na Cheikh Saad Bou doom moom ay doomu réewam mënuñu ko jox gëdd boobu est-ce que tey jii du da ngeen fayir seen mission yéen seen wàllu bopp. non du si ñun parce que ñu waxante dëgg nguur gi bu demee bay jël certaines précautions di jël bague bi di joxe des recommandations aux autorités compétentes comme pour la sécurité et tout donc yëg nañu ce qui se passe. mais joxe yooyu yëpp te doo ñëw aussi tamit indi sa représentant kooku aussi tamit que jariñu dara kooku si ñoom la du si ñun. mais est-ce que yow en tant que président fédération bi yónnee nga li ni mel dama ni est-ce que bind nga bataaxal yónnee que ñi nga ko war a yónnee ba mu mën a egg ci kilifa yi nga xam ne ñooy buum di buum mi. merci man chaque année damay bindee ay bataaxal ministère de l'intérieur l'hydraulique fanati santé Croissant-Rouge pompier tout damay def sama mission boo mat même sécurité alimentaire. mais d'accord yooyu yëpp da nga koy def parce que da nga koy bind jox ko ministre bi. mais tey jii li ni mel su demee ba am ba taxaw lu mel na Nimzaat fi mu toll ak ni mu toll tey jii ci àdduna waxuma sax du ma wax Sénégal du ma wax Mauritanie mais damay wax ni mu toll ci àdduna Cheikh Saad Bou li nga xam ne moom la njabooti ci àdduna su demee ba tey jii fu mu toll fi nii ngay wax ni nguur gi ci wàllu boppam seen ay ministre du leen gis du ñu gis nguur gi loolu laa wax dama ni est-ce que yéen ci seen wàllu bopp surtout yow bi nga xam ne yaay président bi li nga war a def c'est-à-dire que maanaam ndaje ak par exemple jëwriñ ju njëkk ji muy premier ministre bi parce que c'est des ay CRD yoo xam ne war ngeen ko mën a def toog waxtaan ci pour ñu mën a véhiculer le message est-ce que message boobu laa wax ni egg na ci ñi nga xam ni war nañ ko egg parce que soo jëlee benn kii tey jox ko ñëw ci ministère bi jox ko ñu jël ko ci courrier yi teg ko foofu mën nañu xool que ni lii c'est pas important ñu classé ko. waaw kooku ça dépend si kooku si ñoom la parce que CRD bi ñoo koy defee à chaque fois à Saint-Louis avec le gouverneur de Saint-Louis le gouverneur du Trarza et les représentants de la tariqa au niveau du Sénégal chaque fois Saint-Louis lu ngi koy defee. mais loolu laa wax. dama ni Saint-Louis ngeen koy defee. Cheikh Saad Bou nekkul Saint-Louis nekkul Sénégal. voilà donc Mauritanie la nekk kon war ngeen mën tamit tey ji organiser fii li ni mel gën a jox gëdd gouvernement mauritanien bi ñu mën si impliqué wu. day fekk gouvernement mauritanien yi yaatal ñu ubbil ñu won ñu aussi ñoom lii gëm nañ ko te bëgguñu ko ñu fekk si leen si. mais kooku yéen a koy dox. ñoo ngi def daal lu ci mën ñoo ngi siy def lu ci mën. ndax est-ce que du seen mën-mën moo xaw a gàtt. bon kooku egguñu foofu parce que d'abord comme na ma ko waxee rek. tout début est difficile. on vient de débuter am na yi nga xam ni xamuñu ko woon ñoo ngi ñu koy xamloo te tey man lu ma gën a béggal ci affaire yi mooy yenn yu bari yi nga xam ne xaw ma ko woon ñu ma koy xamloo ma siy jaar te balaa may def dara aussi. comme seen borom yi ñoo ngi fii seen kilifa yi nga xam ne ñoom moom la ngi ñoom lay dem toog waxtaan ak ñoom ñu ni ma fii nga war a jaar fii nga war a jaar ma jaar yoonu bañ ma déraper wala indi. Nimzaatu ren passé na Nimzaatu déwén incha allah lu ñuy wax est-ce que fu mu toll fi nii am ngeen beneen bunt ak beneen xalaat yoo xam ne yéen nga koy xalaat pour li nga xam ne moo leen dal ci jamono ji ñu toll nii parce que 48 kilomètres soo fa demee da ngay yéemu sa borom man ren laa soog am dem Nimzaat mais ba mu fa demee gis naa lu doy waar est-ce que ci jamono ji ñu toll nii parce que doo xaar tamit ba à la dernière minute 1 mois 2 mois nga bëgg song li lépp lu ni mel est-ce que yéen a ngi seet nan ngeen mën def pour seen kuréel gi nga xam ne yow ko yaa ko jiite ngeen fexe ba gis pourquoi pas jiitu réew mi wala ngeen gis le premier ministre mauritanien ngeen toog ngeen waxtaan ak moom xamal que impact bi nga xam ni ziar Nimzaat moom lay def ci biir réew mi ak li mu ciy dugal ci koppar ngeen waxtaan ak ñoom. waaw kooku moom jëm na ci waxtaan ak
le fils du xalif parce que le xalif moom ndeysaan màggat na. waaw mag na et puis. dafa feebar sax mais pouvoir am dañ koy délégué. waaye pouvoir am daf koy délégué. waxtaan chef doomam keroog mu ne ñu incha allah bu korité passé parce que waroon na yóbbu paa bi Sénégal ñu faj ko. mais bu ñëwee si jàmm daana toog waxtaan ci lu demee noonu. en même temps ñoo ngi préparé aussi lu ñuy wax arrivé xayma bi. 2015 wala 2016. 2016. voilà foofu daan ci ñëw sax ci arrivé xayma boobu ñu gën ci xuus mais balaa loolu comme da nga tudd léegi benn poñ boo xam ni poñ bu am solo la muy maanaam li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu délégué pouvoir boobu nga xam ni xalif général bi di Cheikh Bounana ul Talibuya ul Cheikh na Cheikh Sadibou délégué nag ak ki nga xam ni moom mooy kenn ci njabootam mu nekk porte parole maanaam xalif bi du ñuy ànd ak sunu réalisateur l'incontournable et l'infatigable Racine Wane mu jox ñu sunu premier élément kii ku jóge la maanaam wala sax doomu xalif général bi la muy porte parole kër gi am ay kaddu yu am solo yoo xam ne wax na ko jëmale ko ci tarixa bi wax ko jëmale ko ci diggante Mauritanie ak Sénégal wax ko ci nguuru réew Mauritanie ñu ànd déglu ko dem dellu soit ci biir plateau bi. Chérif ñoo ngi lay ziar di la sant di la gërëm xam na ni xat na waaye may nga ñu jàkkaarloog yow ndax tey jii duñu am ay baat yu ñu bëgg nga wax na ko ci ki nga xam ne mooy Cheikh Lamine Sidibé ñu maanaam cheikhal ka mu jiite fédération nationale bu Qadriya fii ci réew Mauritanie yan kaddu nga ñu yëkkati tey jii wax nu ko jëmale ko ci ki nga xam ne mooy Cheikh Lamine Sidibé. bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin avant lépp ginnaaw bu ñu gërëmee suñu borom subhanahu wa taala di jullit Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu bu baax téléspectateurs yi ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ñuy xool jàkkaarloog ñun ci télévision Al Wataniya di leen gërëm yéen bu baax ci émission bi nga xam ne yéen a koy def pour dëgg-dëgg gën a xamal nit ñi te gën a xelal nit ñi te fa tabarakallahu ki nga xam ni mooy Cheikh Mouhamed Lamine Sidibé bi ngeen laajte Cheikh Mouhamed Lamine Sidibé taalibe la ki nga xam ni du question ni moom dafa dem rek doon taalibe moom ci boppam mais dafa judd fekk ay waajuram ci biir kër gi muy kër famille Qadiriya bu Cheikh na Cheikh Saad Bou moo judd si mag si dox si ay jéego yu bare jël wérdul Qadiriya ci loxo ki nga xam ni moom la ñu xamee ci Cheikh na Fay doon xalifa bi nga xam ni moo jiitu Cheikh ba noonu tudd Cheikh na Cheikh Saad Bou ginnaaw loolu di si dox ay jéego yu bare ba ñëpp xam ko wa tabaarakallahu ñu seexal ko ci biir kër gi ñu doylu ko itam dëgg-dëgg ci jéego yi nga xam ni defoon na ko te yàgg na ko def te continuer di ko def ci biir Qadiriya bi ci li nga xam ni mooy unité famille Qadiriya bi yëpp ak li nga xam ni mi ngi koy doxale ci yiwandi ci ànd ak nit ñi ci jàmm ak salaam respecté ñëpp te ku nekk ci place am dox lu baax di ko def loolu ñu gis ko ñu doyluñ si ñu jël ko teg ko ci bopp taalibe yi fii ci Mauritanie ñu xam ni nag fédération bi du fii rek ci Mauritanie am na fédération des talibés Qadir en Sénégal et dans les pays de métropole et pourquoi pas fii ci Mauritanie nga xam ni fii mooy ndey mbilli bi. voilà foofu Chérif da nga am junjulu am solo en général suñu falee nit ki ci maanaam bopp li ni mel te tarixa Qadiriya nekk loo xam ni tey jii kenn werantewul fi nga xam ni mi ngi fi yóbbu dina jëg l'islam bi day nekk loo xam ni lu jafe la est-ce que tey jii assuré wu ngeen ko ci yenn mbir yi parce que en général suñu falee nit ci yenn poste yi am ñu ko fa mag am ñoo xam ne xëy na ñoo ko jëkk yëngatu ci biir kër gi dana indi ay divergence indi ay jafe-jafe est-ce que loolu lépp rassuré wu ngeen ci. waaw li nga wax effectivement dana am wante nag ci biir Qadir bi souvent loolu du fi am parce que li ñuy njëkk a doxal mooy ndigal buñ ko bu tukkee ci ki nga xam ni moo yore ndigal bi di xalif général jëmle ko ci doom yi ak sët yi ci waa kër Cheikh na Cheikh Saad Bou jëmle ko ci taalibe yi li ñuy def mooy ndigal. ñaareel bi lii du lu bees parce que Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam musul yónni ñaari nit mbaa ñaari nit ànd te jëlul kenn ci ñoom def ko amir buñ ko defee amir du si xool di dëgg-dëgg ki nga xam ni moom moo la jiital li muy xool ni moom daal dañ ko jiital pour benn ndigal bi nga xam ni war na dox par mérite ñeneen ñi itam nangu ko xam ni kii ndigal la bu ñu war a dox te
te buñ ko defee dara am na lu tax utal nañu benn bataaxal bi nga xam ni xalif général bind na ko tàmpe ko jox ko kii nga xam ni mooy Cheikh Mouhamed Lamine Sidibé ak bureau bi nga xam ne ñu àndal jiital ko si wan ko taalibe bi yëpp ni kii ndigal la bu tukkee ci moom ñaareel bi nit dañuy xool ay qualité parce que bokk na ci gëm yàlla nangu ni tey jii bu ñu xoolee timisaar rek njiit du question ni yaay ëpp ñëpp xam-xam du question ni yaay ëpp ñëpp am-am mais dañuy xool ci yow ay qualité yi nga xam ni moo tax ñu teg la fi te nit du jiital nit lu dul ni kooku yàllaa koy jiital ba pare ñu xool ni lii am nay qualité pour jiit ñu teg yooyu qualité. waa Nimzaat ñoo bañ ñu defar yoon boobu alors fan la mbir moom nekk est-ce que tey jii lu toll ci 48 kilomètres wala 50 kilomètres alors tey jii gis nañu ni taalib yi fu nekk lu ñuy jóge ci àdduna di fa ñëw waaye dem bi dellu si dafay metti alors foofu fan ngeen si toll yéen ñi nga xam ne yéen a ŋànk tey jii lépp loo xam ne jëm na ci njabootu Cheikh na Cheikh Sadibou. waaw loolu moom nit ñi bu ñu xamul lu nekk mën nañ ko wax wante dëgg bi mooy ni nit ki kenn du la mu doy ut or ñu may la or nga ni di la këriñ laa bokk yoon gi ñun ñoo si dund te xam nañu li si nekk parce que pèlerin yi ñëw difficulté yi ñu am ci seen matériel yi ñuy indi muy seen oto ak seen biis yi ay pertes humaines yi nga xam ne dafay am alhamdulilah ren amul mais ñaari at yi passé bu nekk am na ku loolu ku am xel sax du mën a vraiment xel mette ni ñun mën nañu bañ loolu parce que toog nañu plusieurs fois bi ñu ngi ko bind te yàggul wax nañ ko itam di ñaan toujours nguuru Mauritanie pour 48 kilomètres yi nga xam ni ñoo nekk diggante Tigint ak Nimjaat ñu fexe ñu dëgg-dëgg ñu godrone leen toogoon nañu ak njiitu réewu Sénégal monsieur Macky Sall doon waxtaan ak moom ci wax bi mënuñu lii de bu doon Sénégal la nekk ñun de daañ ko godrone mais nag waxtaan naak njiitu réewu Mauritanie muy Mouhamadou Abdoul Aziz ci mbir gi te mënuñu maa ngi leen di yëgal ni am na benn pont buy am Rosso kooku déjà féete na boor wàllu financement ki yëpp te c'est bientôt mu am kon ñun itam ñu ngi wóolu gouvernement Mauritanie ci seen njiit Mouhamadou Abdoul Aziz te xam nañu question de heure ak minute rek la. voilà mbokku téléspectateurs yi defe naa ni li ngeen dégg Chérif wax ko defe naa ni doy na sëkk te je pense bien que ni message bi jàll na te comme ni ma koy waxee saa su nekk rek émission xeltu foofu rek la jafe-jafe réew mi problème yi nga xam ne war nañ ko waxtaanee ngir lépp mën a saafaru foofu la ñuy dugg defe naa ni kon li ñu témoigner aussi tamit que Cheikh Lamine Sidibé defe naa ni leer na képp kuy xaadir nekk fii ci biir réew Mauritanie wala sax ci àdduna bi. voilà Cheikh Lamine Sidibé dégg nga li nga xam ni moom la kii di Chérif Sidil Khair bu neen Chérif bu neen wax mi nga xam ni mooy doomu xalif général bi di porte parole kër gi dégg nga kàddu yi nga xam ni wax na ko mu nekk mbir moo xam ni mbir mu ko ñor la mbir mu ko bu ko amal solo la muy maanaam li nga xam ni mooy yoon bi waaye man damay am feneen foo xam ne dama fay dugg ak yow dugg fa ak yow mooy Cheikh Lamine Sidibé du ñu gis ni gannaaw bi nga xam ne def naa yenn gëstu yi ndaxte ma fàttali mbokku téléspectateurs yi ku la xam laa kuy gëstu sa ay mbir la alors ma gis ni da nga tafoog loolu ak njabootu Cheikh na Cheikh Sadibou yemul rek ci ki nga xam ne moo la cheikhal mais relation bi dafa maanaam nekk une relation parfaite ak njaboot ji yëpp te loolu dafay jafe tey jii ci taalibe bi loolu da nga koy dund avant ñu lay cheikhal tey jii yàlla defal la tey jii ñu cheikhal la def la tamit que président fédération bi alors Cheikh Lamine Sidibé ak dunduwaayam ak njaboot ji xal ak seen amoo ko sa diggante ak njaboot ji lan moo ko waral lan moo waral féetewoo. non du ma ko mën a féetewoo parce que ñii ay surtout Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'est des descendants du prophète Mohammed. alayhi salaatu wa salaam. donc du leen di mën a yemale ñun ay taalibe rek nañu. amuñu xanaa di tarbiyu. chérif yëpp yem si ñun wala man personnellement ñëpp lay tarbiyu. waaw parce que dafa am ñoo xam ne aussi tamit que lu tas si njabootu kër diine yi ñoo koy tas. ñoo koy tas. waaw loolu moo tax ma laaj la question boobu. mais loolu ñun si ñun man ñun ay taalibe la te duñ ko toppatoo. ñun daal xam nañu chérif duñ koy jox gëddam. bu ñu ñu chérif la rek duñ lay jox sa gëdd. tarbiyu alors yow keroog bi ñu la cheikhalee léegi est-ce que mën nga ma wax Cheikh Lamine Sidibé lan la yëg maanaam ci wàllu changement parce que des fois bari na ñoo xam ni dañuy wax ni
man damay dugg ci mbir mais gisuma ci dara kon du ma soxalul ma ciy dem fu sore Cheikh Lamine Sidibé est-ce que bon ko cheikhalee ak léegi 2007 ba 2015 bi tey jii am na benn yëg-yëg wala soppeeku boo xam ne def nekk na ci moom loo xam ni mën nga ko biral nit ñi. kooku yow sa wàllu bopp mën nga ko témoigner parce que. waaw man xëy na mën naa ko témoigner man sama wàllu bopp mën naa ko témoigner mais askan wi lay seetaan parce que lu tax ma laaj loolu tamit parce que tey jii occasion la ci télévision Wataniya ci xeltu. pourquoi parce que ñu bëri suñu xoolee Cheikh Lamine Sidibé du ñuy gis Cheikh Lamine Sidibé de 1980 1982 90 90 2000 loolu la ñuy gis ci moom. alors que fekk na xëy na ci diggante boobu parce que benn at sax nit ki mën na si songer dundam mën na si songer loolu moo tax ma laaj question boobu balaa ñenn ñi dugg ci kàmb goo xam ne duñ ko xam. non c'est que jullitu yàlla lu muy ñaan suñu borom mooy mujj bu rafet. dëgg la Lamine Sidibé bu njëkk ak Lamine Sidibé léegi ça fait deux ndax buñ la seexalee am na yu bare léegi moomu toog te buñ la seexalee am na ay léegi yu ñu lay jox kooku bu doxul fekk at. nga waraat seet sa bopp. te yow yëg nga ni dox na. te maa ngi sant yàlla bu baax looloo tax tey bu ma seexalee ak léegi maa ngi sant yàlla bu baax di sant samay waajur di sant samay wasile yi nga xam ne tey lii def nañ ko ci man. te boobu yaa ngi koy yëg. maa ngi koy yëg bu baax. à travers loolu est-ce que amoo ci maanaam benn divergence benn jafe-jafe sa diggante ak taalibe yi. maanaam ñi nga xam ni tey jii keroog bi nga xam ne jox nañ la lii nga xam ne mooy lenge yi. Cheikh bu nana tamponné ko kilifa gi léegi Chérif Sidel Xeer wax na ko léegi xaadir amul loolu kilifa mooy jiite moom moo tamponné mais am na ñoo xam ne tey jii fu mu toll fi nii loolu mënuñu ko nangu est-ce que amoo ci benn jafe-jafe bi ñu la falee ak loolu amul ay divergence amul ay complications. am na si pour dire vrai quoi. am na c'est que du ñëpp ñoo lay bëgg. am na ñu contre am na ñu nangu mais defal yow sa bopp teem yaa ngi gëm suñu borom. nga gëm lii nga xam ne kii mooy Cheikh na Cheikh Saad bu te taalibe yi nag moom ngay liggéeyal léegi c'est pas ton problème. et puis am na loo xam ne wax na ko léegi ci reportage bi xëy na ci yow la tombeel chance la ndaxte moom dee moom yàllaa ko yor yàlla moom mooy dundal moom mooy rey te fu mu ko neexee la koy defee du tàggu kenn mais ren ji zéro accident. Alhamdulillah. loolu lan moo ko indi xëy na ak sabab lu la ak organisation bu merci beaucoup organisation bi bon sécurité bi aussi ils étaient là. organisation bi moom moo def lépp ak ñaanu shérif yi alhamdulillahi rabbil alamin accident ren amul fenn ñu ngi ci sant yàlla nag bu baax a baax par rapport aux années passées à chaque fois ñun ñu benn bis daanu na y a des morts y a des blessés ambulance di dem di dellu si sapeur-pompier di yóbbu des morts di dellu si mais ren daal ñu ngi sant yàlla bu baax ni y a pas eu de choc y a pas eu de problème macha allah. voilà Cheikh Lamine Sidibé du ñuy tey foofu maanaam xaadir bi. taalibe bi cheikh bi président bi ñu téye ko tuuti dem ci beneen aspect dellu siwaat ci daan ci duggaat ci beneen si kanam tuuti mais dama bëggoon ñu dugg fenn Cheikh Lamine Sidibé doomu Rosso la wax naa ko léegi ci présentation bi Cheikh Lamine Sidibé dégguñu ko maanaam ci Rosso même su fekkee ni day jóg dem weekend dem seeti ay waajuram dem seeti ay mbokkam parce que ñëpp xam na ni fa nga bokk fa nga dëkk xam na ni daan fay dem daa fa dellu si mais Cheikh Lamine Sidibé dégguñu ko ci benn action ci lenn ci Rosso lan moo ko waral. alhamdulillahi rabbil alamin lu sunu borom tudd rek c'est que sunu famille ñëpp leen xam Rosso mais man personnellement peut-être demoon naa ba si biir politique mais dama mujj retiré wu tuuti. lu tax parce que lii ñu ma sas. mënuma ko booleeg politique. d'accord mënoo ko booleeg politique mais en tant que doomu dëkk boobu Rosso nekk maanaam la capitale du Trarza ñëpp xam ci histoire Rosso li nga xam ne def na ko ci jaloore doomu Rosso yi ñëpp xam leen ci seen sens maanaam d'écoute d'intelligence et maanaam intellectuelle mais on voit que peut-être que doomu cadre yi ngeen dooni tey jii Rosso daf leen defar jox leen lépp mais yéen joxu leen Rosso li nga xam ne war ngeen ko jox loolu laa lay laaj lan moo war a tax dégguñu Cheikh Lamine Sidibé même su ci politique dégguñu ko ci action sociale dégguñu ko ci yenn mbir yoo xam ne mi ngi koy def ci diwaanu Rosso. bon peut-être xam nga yenn mbir yi boo koy def mën na fekk da nga koy def pour ngis tey am na lu ñuy wax sadaqatu sirri mën nga ko def kenn yëgul mën nga yónnee say waa kër ñu def ko kenn du xam mais am na yi nga xam ne duñu def pour ngis tey mais nag Rosso comme je t'ai dit Rosso ñoo
ñoo ñu defar ba fu ñu toll tey. Rosso rek lu ñu xam xamuñu feneen. Nouakchott bu doon liggéey bi duñ fi nekk. ndax Rosso la ñu juddoo fu la ñu yaroo fu la ñu jàngee fu la ñu defee lépp suñuy waajur yaa ngi fi ba tey. et puis yéen ngeen war ko delloo la monnaie. waaw ñu waroon ko delloo la monnaie. mais monnaie boobu benn loxo du tàccu. ñëpp bu ñu déggoo rek incha allah yaakaar naa ñëpp bu ñu déggoo woon rek. Rosso defaru fekk tey du toll fii. voilà tey jii ci wàllu politique xëy na wax nga ko soobu woon nga tuuti ci politique génn nga ci parce que responsabilité yi ñu la jox yi te dara ñoratu la léegi lu dul kër Cheikh na Cheikh Sadibou. rek donc sant yàlla bu baax a baax a baax mais Cheikh Lamine Sidibé même su fekkee ni dafa song maanaam li nga xam ne mooy tarixa xaadriya responsabilité yi nga ci yor yëpp Cheikh Lamine Sidibé mënul écarter politique gu Rosso maanaam même su fekkee ni politiqueul moom ci boppam war na am regard ci Rosso war na am maanaam jógewaay ci politiciens yi nekk Rosso gis nañu ni ay clan bari na fa clan yi bari nañ fa pour ne pas citer bari na trop ay clan et puis doomu Rosso si boppam dañuy wax ni Rosso soo yi seen wàllu bopp ñoom ñoo ko yàq ci wàllu politique ñoom ñoo diviser lépp ñoom ñoo jaxase carte gi alors tey jii yow ci ban camp nga bokk am na fu la gën a jóge am na foo xam ni foofu nga gën a jóge ci clan yi fa nekk yépp ban clan la. xam nga bu nee wax clan kooku moom si xaw na xat ndax clan nit bu ko waxee rek dafa xam fu mu situé wu quoi mais man bokk ma si benn clan doomu Rosso la maa ngi fekk nguuru Rosso en commençant je peux citer les noms parce que man ragaluma tiituma lay xaw la ak baax moo tax ma bëgg nga wax ma ñan nga fa ñan nga fa gën a jógeel gis nga nit ñi ku topp seen wax ñu dugal la fa nga xamul et surtout je m'excuse beaucoup yéen les journalistes parce que parfois da ngeen di creuser la ngeen xam ni peut-être vous avez des échos mais ngeen bëgg si am lu leer mais Rosso maa ngi ñëw mais loolu mooy suñu cër maa ngi ñëw loolu mooy suñu cër maa ngi ñëw suñu cër mooy leeral askan wi parce que suñu amee loo xam ne xamuñu ko mu leer il faut que ñu creuser ko pour yéen ngeen wax ko pour askan wi mën ko dégg. maa ngi ñëw ñun Rosso bu nu wax ni y a des clans y a des divergences y a ceci cela mën na am ñi nga xam ni sont des mécontents mën nañu wax lu leen neex mais Rosso ñu ko jiitoon ñoo koy jiit ba tey mais peut-être y a des mécontents on peut pas satisfaire tout le monde mënuñu bëggal ñëpp Mohsen y a pas quelque chose qu'il n'a pas fait moi je dis que mën naa wax turu nit ñi. allez-y fii xeltu la léppay xew. Mohsen y a pas quelque chose qu'il n'a pas fait à Rosso mais Mohsen ne peut pas rendre visite à tout waa Rosso yëpp mu jeex mais lu mu mën ak xam-xamam amul tey benn Rossossois wala Rossossoise wala vieille wala vieux bu mës a ñëw si moom pour soxla te fajul ko. kooku yow leer na la. lu ma leer la te am na. ku feebar mu yëg ko dana si yónnee wala mu ñëw évacuer la. te keneen du yëg joxe na fi des billets de mai à certaines personnes. man mii nga gis joxuma de. defalu ma ndaxte liggéeyalu ma nguur gi. nommewul ma poste soxlu ma poste gouvernement. mais damay wax la ma gis. moo fa nekk. Sidi Diarra c'est notre frère. il a fait bien que moom il est apolitique. ça je te dis mais Sidi Diarra deful dara Rosso. maa ngi ñëw non bu leen wax bu leen mën na ñëw Babacar. non tu es là en Nouakchott tu peux pas témoigner que deful dara non mais je suis journaliste. mais je viens on fait des descentes à Rosso. on fait des descentes dans toutes les régions. Sidi Rosso mbalit maa ngi fa ndox maa ngi fa coow yooyu yaa ngi fa. mais xanaa fekk ko woon. mais raison pour laquelle da ko fekk. mais daf ko fa fekk dafa war a def dara. voilà dama ni ñëpp bu ñu joxee loxo on dit que l'union fait la force bu ñëpp joxe woon loxo mbalit bi du fa nekk lii du fa tag mais pour saboter duñuy dem tuur ndox ci kaw goudron bi ñii nga gis di indi ay médd di ko teg si. mais ay sanctions ngi fi ku ko def nañ ko sanctionné. mais comment tu peux les comment lan nga leen di xamee. mais Sidi Diarra mooy premier magistrat bu Rosso. mais d'accord je ne dis pas non am na force tey boo xam ni. maa ngi ñëw su Cheikh Lamine Sidibé tuuree ndox fii moom mu ñëw sanctionné ka. maa ngi ñëw xam nga ñu la benn loxo du tàccu. man je dis au départ. que ñun ñëpp bu ñu déggoo woon. ñu toog ñu sottante xalaat li yëpp du am. ñun doomu Rosso laa wax ah. waaw mais mooy li ma wax xam nga yéen doomu Rosso yi. xam nga yéen li mooy laa wax xam nga yéen doomu Rosso yi ngeen doon yi. doomu Rosso yi yéen da ngeen ñëw Nouakchott samp fi. kenn ku nekk su amee xaalis bu mu war a jëndee kër du ko xalaatee Rosso mi ngi koy xalaatee fii. cadre yi ngeen doon ñu bëri ci yéen seen ay kër bàyyi ñoo fa nekk la ñuy defaraat peinturaat ko ñëw su weekend jotee ñu ñëw fa toog fa su kii jotee ñu dem mais kenn si ñoom jéemu fa wut dara tabax ka fa su mu amee Nouakchott la koy defee. est-ce que loolu tey jii dana defar Rosso Cheikh Lamine Sidibé lu muy dugal ci xaalis par jour.
dafa bare doomu Rosso yi amul ku leen gën a jàng fii kooku dama koy wax ci télévision ñëpp di ko dégg amul ku leen gën a jàng intellectuel yu nekk Rosso amul fenn ci biir Mauritanie mais Rosso tey ji moo gën dellu gannaaw ci région Mauritanie yi. gis nga bu ñuy seet loolu tey sunu grand yi fi nekkoon ñu démb ku nekk ak mentalité mi parce que lépp day changé. ñoom lu doon dund ñun peut-être dundeewuñ ko te suñuy rakk yi duñ ko dundee suñuy doom yi duñ ko dundee peut-être am na ñu ko def mais on peut pas contrôler tout le monde on peut pas les vérifier. ñu fa yore ay kër kenn xamu leen ñu fa yorewul ay kër tey kenn xamu leen parce que Rosso tey yaataay ba nga xam ne rëy na rëy ba nga xam ne mënoo contrôler ñëpp nga xam ne lu fa am ak lu fa am. waaw parce que xam nga lu tax ma wax loolu parce que tey bii damay gis ni Rosso bari na ay cadre parce que su ma waxee cadre Rosso du Rosso ville mooy maanaam Trarza bi waa dëkk waalo yi fa nekk yëpp soo leen xoolee cadre yi fa def yi bari na mais tey jii da ngay gis ay xale yu ndaw ñoom ñoo amee seen ay association su koor jotee ñu def seen ay mouvement def seen ay jël seen ay ndimbal di ko dimbale néew gi doole yi dem ci jàkk yi di ko dimbale te loolu dafa jekkoon mag ñi ngeen doon yéen ngeen mën leen jàppale mais tey jii ñu cadre yi nga xam ne ñoo fa nekk il préfère des fois ñu dimbale ci ay puukare àdduna ay sabarfee ay organisation yu n'importe quoi que di dimbale ñi nga xam ne tey jii war nañu mën a def lu jëm ci wàllu social. loolu c'est important maa ngi ñëw wàllu social ñëpp a koy def gis nga Mouhsin mi toog tey. yàlla nag fi yàlla bàyyi yàlla may ko. amiin amiin yaa rabbal non il faut appeler les choses par leur nom. Mouhsin Nimjat bi passé. maa toog si bureau mu téléphoné. camion CSA jóge fi yóbbu vivre pour Nimjat. Mouhsin il a fait des cas sociaux à Rosso. Sidi Diarra a fait des cas sociaux à Rosso. D'accord. Il y a des jeunes qui le font à PGR. mais d'accord naa mais Mouhsin réussir na ko d'accord naa. Sidi Diarra avant muy nekk maire da ko daan defar. waa Rosso fonkoon ko yaakaar ni moom la. bi mu ñëwee toog ci maire bi am na ñoo xam ni du ñuy wax ni du leen ubbil seen bunt. alors que kan moo leen di ubbil seen moom Sidi Diarra du leen ubbil seen bunt. du leen ubbil seen bunt am na ñoo xam ne dañuy wax ni dafa soppeeku maanaam changé na bon ko fale dafa changé alors tey jii soo xoolee situation bi nga xam ne tey jii fi la Rosso toll loolu laa wax dama ne situation bi Rosso toll tey jii doomu Rosso yi nga xam ne nekk na Mouhsin wax nga ni ma ngi def werantewuñ ko ni mi ngi def Sidi Diarra dafa daan def am na ñenn ña fa nekk ñoo xam ni tey jii jóge nañu ci ñu def te defuñu te dégguñu leen loolu laa wax dama ne tey jii est-ce que jotul tey jii doomu Rosso yi ngeen doon yéen ñi nga xam ne yàlla may na leen as tuut ci seen poos seen kafaga ngeen jël ko def ko ci Rosso jénn ci situation bu difficile bi nga xam ni moom la nekk. kooku Babacar Naam. bañuñu ko. mais comme nam la ko waxee rek. que mbooloo. mooy doole. ñun bu ñu gisoon tous les ressources. wala certains comme vous venez de dire des cadres ñu ñuy woo ay réunion war nañu def lii. ñun doon ko bañ. ndaxte le fait di jënd fii ay kër di jënd fi ay terrain di jënd fi ay oto comme na nga ko waxee. bu fekkoon ne toogoon nañu ñëpp on change des mêmes idées yaakaar naa ne Rosso dana dépassé fii mais bu fekkee ne loolu amul. mais benn nit loxoom du tàcc benn loxo du tàccu. benn nit mënul def lépp. voilà benn nit mënul def lépp mu nekk loo xam ne lu am solo la ndaxte mun mu def émission bi ba émission bi jeex te duñu ko laaj ci wàllu Rosso ndaxte su boobaa sax téléspectateurs yi mer nu lool ba tax na du ñuy ànd ak sunu maanaam jeunes yi Racine Wane mu ànd ak ñun ci benn reportage bi nag Cheikh bi ñëw nañu sa kër ñëw nañu fa sa gannaaw jàkkaarloo ak soxna si waxtaan ak moom mu wax nu am ay mbir yoo xam ne wax nañu ko ci yow léegi du ñuy ànd ma seet ndaxte man dama defoon ni xaw a dëgër noonu quoi mais man dag ma xaw a bett quoi ñu dem seeti ak sunu réalisateur dem dellu si waat. ñoo ngi fii ci kër Cheikh Lamine Sidibé ñu invité tey jii muy sunu invité du jour ñu ñëw ci këram bett li nga xam ne mooy soxnaam ñëw seet si ko soxna si ñu dul doon laaj ay baat Cheikh Lamine Sidibé di sa borom kër nan ngay dundee ak moom. Cheikh Lamine Sidibé sama borom kër la
ku baax la ci ñun ku bare yërmande la ci njabootam ak ñun xanaa di ko sant di ko gërëm di gërëm suñu ñaari waayjur di ko ñaanal yàlla ne yàlla guddal fanam. waaw moom Cheikh Lamine Sidibé gis nañu ni nit la koo xam ni ku ubbeeku la comme ni ko ay mbokkam ay jóge wàllem di waxee alors tey jii moom ci wàllu boppam est-ce que nekkul góor goo xam ni su nekkee ci biir këram day nekk ak xadar su jénnee nekk góor yooyu nga xam ni dañuy fooree ci mbedd mi moom ci biir këram may na leen jàmm amul benn fitna bu ma lay teg di ko teg njaboot. macha allah jàmm rek lañu xam ci moom nit ñëpp jàmm rek lañu xam ci moom amul benn problème macha allah nu mu mel ci këram noonu la mel ay ailleurs. moom góoru benn jabar la wala góoru ñaari jabar. macha allah góoru ñaari jabar la. yow fiiroo. non fiiru ma fiiru ma te jabaram bële amul benn problème macha allah ñoo dafa mel na ñoo bokk ndey ak baay macha allah xale yi encore dana jàppante macha allah suñu ñaari waajur ñu baax lañu. te moom ñu ngi koy sant di ko gërëm yàlla na yàlla guddal fanam. alors tey jii yow si sa wàllu bopp tey jii lan ngay wax message sa moroomu jigéen yi nga xam ne tey jii wujj duñ defoon ni lekkante la xeex la xuloo la merento la saagante la xastante la lan ngay wax say moroomu jigéen. samay moroomu jigéen maa ngi leen di wax rek nañu góorgóorlu bu baax ay wujj lu ñaar ñu bokk wërsëg ak lu yàlla dogal kenn mënu ci dara lu yàlla def la te góor am na droit ñeenti jabar loolu ngay xool. to wujj du dara soo ko defee problème muy problème waaye du dara. moom ñoo ngi ko dénk tey ji président national Khadria mu koy jiite fédération bi yan bi diis na des fois mu dem ba yenn heures yi ba xaaju guddi pour mu ñëw ci kër day jafe est-ce que loolu tamit que du leen indil ay jafe-jafe. maa ngi koy comprendre du ñu indil benn jafe-jafe alhamdulilah yenn saa yi day dem ba ay 4 heures du matin ñëw macha allah xam naa luñ ko teg li dafa diis dëgg la waaye alhamdulilah rabbil alamin xamoon nañ ñu gën nañ ñu xam encore la porte est grande et ouverte ku ñëw macha allah kër gi gàddu tëju alhamdulilah rabbil alamin nit ki day sant yàlla rek ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. alors tey jii moom lan mooy plat préféré. loolu moom nag góor bu bañul dara la loo ko tegal macha allah daf lay wax rek zin na biir bi fees rek. moom daal biir bi na fees rek na biiru fees rek ak ñaari xaritam nag ñu tudd Baye Fall ak Cheikh ñooñu nag RR refuse rien loo leen tegal macha allah lu ñuy wax neex na même su neexul nag lu ñuy wax neex na bañuñu dara macha allah. voilà mbokku téléspectateurs yi defe naa ni sant yàlla bu baax a baax ku am nag ñaari soxna sa ñaari soxna di la témoignage yu ni mel da nga koy sante sa borom rek defe naa ni lu jafe la tey jii ci jamono jii wujjee ndaxte suñu ko waxee rek jigéen ñi defoon na ne àdduna bu tukki la kon nag bés leen seen xol xam ni góor yi il faut que ñu takk ci soxna yi loolu moom il faut que ñu am ndax suñu ko amul du baax ndax macha allah da ngeen sakkan lool macha allah. mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant. waaw cheikh bi seetaan nga reportage bi mais man dafa am loo xam ne soxna si wax na ko man dama defoon ni góoru benn jabar nga yaa ngi ñaar xanaa ñaari fa nga yem wala da ngay dem ba ñeent. lépp mu ngi si loxo yàlla daal. waaw lépp mu ngi si loxo yàlla. foofu da nga ko gàttal de. dama bañoon sax bu njëkk dem doon j'étais contre ñuy def la polygamie. ku ko def. mën na ko wala nekk di ko xas. far yàlla def mi si biir. mais léegi daal mënutuma wax dara quoi di sant suñu borom rek quoi. waaw mais dafa am loo xam ni soxna si wax na ko mu neex ma lool nag ci kàddu yi nga xam ne wax na ko parce que soo ko xoolee da ngay gis ni dafa firi nee na ma. sa ñaari soxna yi moom ak rakkam ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi dafa mel na mburu ak soow te seen ñaari waajur yi benn la kooku Cheikh Lamine Sidibé moo ko liggéey. mais bien sûr góor mooy doxal këram. kon góor yi nga xam ne am ñaar di xeexoo di xuloo. kooku ça dépend man sama kër laa xam man daal sama kër laa xam. sa kër daal doxal nga ko gérer sama kër daal laa xam gérer naa ko doxal naa ko j'ai pas de problème avec mes femmes j'ai pas de problème avec mes enfants. mais sa secret jox ko téléspectateurs yi. non ku nekk ak lu muy dundee mënuma dugg seen vie parce que xamul lu ñuy dundee sama vie laa xam moom laa mën a wax. yow sa secret lan la. déet man daal maa ngi toog ak samay soxna yi toog ak sama njaboot sant yàlla bu baax.
amoo benn jafe-jafe ak ñoom. macha allah sant yàlla bu baax. yal na leen yàlla may gudd fan moom rek laay wax quoi. amin yaa rabbi yow tamit que yàlla may la ko parce que ça fait plaisir que nga ñu dem ci kër nit sunu invité gis que ay kàddu yu ni mel ñu wax ko jëmale ko ci suñuy invité que daf ñuy neex lool mu nekk un plaisir pour nous. alors mais tontoo ma ci benn tontu parce que da nga ko gàttal tuuti mooy da nga ne yàlla rek moo xam dëgg la yàlla moom moo xam ne lépp doomu aadama parce que xalaatoo ko woon te def nga ñaar mais xale yi baax noonu de ñoo ngi fi de. ñett ñeent que te Cheikh dafa war a matal de Cheikh dafa war a am ñeent. xoolagum leen quoi am na leneen li nga xam ne moom a gën a ëpp doole mooy lii ma sumb sama kanam. li nga sumb sa kanam. waaw mais xoolaloo ñeneen. non xoolaguma daal foofu bu ko yàlla indee baax na bu ko yàlla indee aussi mënu ma si dara. il faut pas forcer les choses quoi. les choses viennent seules. mbokk yi am na keneen koo xam ni seeti nañ ko waaye man dama jaaxle ndaxte laaj naa ko lan la papaam kan mooy papaam ci moom. ma laaj ko mu defoon lu nekk la may wax mbokk yi déglu leen li nga xam ni moom la ma wax. sa papa Cheikh Lamine Sidibé nan ngay dundee ak moom lan ngay wax ci moom. daf ñuy jëndal tàngal ak chocolat ak lu nu neex dañ koy def suñu biir ba fees sama papa dafa baax dafa ñuy jëndal ay tàngal ak chewing-gum ak yëpp dañ koy indil ba suñu biir fees. kon sa papa baax na. waaw même ak sama yaay baax na sama mag yi baax nañu sama rakk yi baax nañu. loo koy ñaanal looy ñaanal sa papa. yàlla lañ koy ñaanal. gudd fan ak xéewal ak. yow tey ji soo magee ba am xaalis bu bari looy defal sa papa. dama koy jëndal kër bu rafet moom ak oto moom ak sama yaay. tey ji sa papa lan la gën a bëgg ci lekk. maafe ak maaru ak yàpp ak. sa papa daal bañul daal. déedéet. loo ko jox rek mu lekk. waaw. lu sombi. sombi déedéet. sombi du lekk. waaw. lu tax mu bañ sombi. dara. voilà mbokku téléspectateurs yi Xelcom ngi nii ça fait tellement plaisir de voir ñuy invité ay kilifa ñëw seen ay njaboot ñuy témoigner li xale xamul lu dul lu waajuram def ci moom kon ñu koy ñaanal moom Cheikh Lamine Sidibé gudd fan ak wér comme ni ko njabootam ñaane incha allah ci beneen jotaay. waaw Cheikh bi kooku defe naa ni témoignage la bu rafet la te defe naa ni man sama wàllu bopp sax ñu la gën a jóge loolu Cheikh Fall di ko nuyu de passage di sama frère di sama lépp nekk ku la jóge soo ko waxee dafay wax ni Cheikh Lamine Sidibé kenn gënu ko Baye Fall de passage soo ko waxee dafay wax ni Cheikh Lamine Sidibé kenn gënu ko mais loolu lépp dafay wane rek ni nit ki des fois sax nit ñu jugé la te xamuñu la des fois nit wax lu bon ci nit te du xam nit ki. alors Cheikh Lamine Sidibé say famille say mbokk say jógewaale am témoignage bu rafet bu neex bu nu wax ci yow sa mag de passage di sama xarit bëgguma lool di Cheikh Bamba yal na yàlla guddal fanam moom tamit day yëkkati ay kàddu yi ni mel wax ko jëmale ko ci yow soo déggee témoignage yi ñu koy def ci yow ci sa famille jóge sa famille parce que nit ki du ñuy wax ni su baaxee laaj leen ndax ay mbokkam a ko wax soo gisee témoignage yi muy jóge ci sa direct jóge sa ay mbokk ci sa entourage ñu la koy wax ça te fait quoi lan lay def ci yow. dem si sant yàlla bu baax ndaxte lii ñu ne c'est l'éducation c'est la base sunu yaay ji fi nekk tey yàlla nag fi yàlla bàyyi yàlla may ko gudd fan moonu doxloo si tànkam yi ba fu na toll maa ngi ak samay mag ñoo ma bokkal ndey ñoo ma bokkal baay mais ñëpp da ngay yaakaar ni ñoo bokk ndey ak baay cër jooju mag la xale la si loolu la ñu yare ba tey ñu si sant yàlla nag bu baax di si gërëm suñuy waajur Bamba mooy taaw
tey pa bi dem na Bamba moo fi nekk comme sunu papa mooy papa mooy lépp ndeysaan. vraiment ça me fait un très grand plaisir. mais du man maa ko liggéey. sama yaay moo ko liggéey. ndeysaan loolu lu am solo la Cheikh bi léegi nag ñu dem ci beneen maanaam facette u émission bi muy question quiz xam nga nu muy demee ñaari personnalité lan lay wan ci ñaari personnalité yooyu duñ koy flouter 30 secondes nga am nga wax nu kan moo nekk ci gannaaw daan la donc jox ay explication xool ndax daa ko trouvé wala doo ko trouvé mën noonu dem. bien sûr. alors Racine donc nga jox nu sunu générique ñu dem dellusiwaat. voilà Cheikh bi kon léegi doon lay wan sunu première personnalité bi nga xam ne duñ koy flouter si 30 secondes nga wax nu kan mooy kan Racine bi dem. voilà kii kan la kii kilifa gu mag la koo xam ni ku la sa mag la sa lépp la occupé na fonction yu bare ci biir réew mi. donc mën a xam parce que c'est flou gisuma dara. kilifa gu mag la daal ci biir réew mi lu nekk occupé na ko ci biir réew mi soldaar la boole ci mën nañ ko wax soldaar la soldaar sa xarit la sa mag la soldaar la. donc mën a xam. du ko xam parce que c'est flou vraiment. soldat bu la jógee. soldat man am naa ay mag yu bëri soldat am naa ay mag yu bëri macha allah. samay xarit kilifa bu mag la bu occupé fonction yu bëri ci biir réew mi. mani am naa fi ñu bëri macha allah mais kii la nga xam ne yow tam doo ko mën a xam doo mën a wax. waaw mais waxal kenn si ñoom waxal kenn si kilifa yi. du ko mën a wax mukk te du ma xamu yooyu. Racine fu mu nekk fi nii sunu invité tey jii moom nanguwul xuus ba sore wannu kan moom moo nekk ci gannaaw photo bi. ça c'est le général. voilà c'est mais nag déet mais la nga joxe di ca flou boo au moins boo gënoon casquette bi wala nga jëndee dara si moom ñu mën a xam. wala nga jëndee bët yi. waaw mais bari na fi jaar trouvé de Cheikh bi. Cheikh bi yow tamit waroon nga mën a trouvé lii. déet du ko mën a. fonction yi la joxe occupé yu mu nekk ci biir réew mi. bare na nu macha allah waaw mais ci ay secondes général Ndiaga Dia lan la ci yow. kooku sama mag la sama lépp la sama mag la sama lépp la wallaay. foofu rek nga mën a yem ci moom. mën naa foofu rek laa mën a yem ci moom ñaanal ko yàlla gudd fan rek. waaw daanu toog nag ay at bu ñu gisante. mais fa ma nekk dama koy ñaanal yàlla gudd fan rek. allahumma amin ñu dem ci sunu deuxième personnalité kilifa gu mag la nag sa xarit la. encore man nee naa bari naa ay kilifa non mais kii sa xarit la bari nga ay kii du nga fi jën fii. mais kii dafa am ay mbir yoo xam ni daf ko wax ma dégg ko mu nekk kilifa bu rëy wax ko ma dégg ko ñu dem si sunu deuxième kilifa personnalité. kii kan la kii sa xarit la kilifa la mu am ay kàddu yoo xam daf ko wax man ma dégg ko moo tax jàppoon naa la gaa mais ma gën la jàpp ci njabootu kër Cheikh Sadibou la. Wali Mané Ndiaye. c'est sûr. c'est sûr. Wali Mané Ndiaye. waaw moom la kay. moom la de. moom la kay. waaw indi leen bonus bi nag. indi leen bonus bi. bonus bi mu ngi ñëw ñu xaar mu jeex. waaw ñu seen ndax Wali Mané Ndiaye la. waaw mu ngoog Wali Mané Ndiaye kii moom sama bos la bokk ma kaa kenn. ñoo ko bokk ndoo. wala bokk man ak yow kese ak Cheikh Fall. déet du ñuy wax askan bi yëpp quoi. ak Baye Fall. Baye Fall waaw. waaw ñun ñeent ñi rek. non mënuñu ñoo tam. waaw man de bëgguma ko bokk kenn. déet kooku boo ko waxee. day garaaw kay. bàyyi la ñu bokk yow. voilà donc mu nekk loo xam ne am solo la mu ngi koy ñaanal yàlla guddal fana wéral cooram lool Wali Mané Ndiaye mu am ay kàddu yoo xam ne daf ko yëkkati jëmale ko ci yow mu wax ko man ma dégg ko muy ma Babacar jàppal ma Cheikh Lamine Sidibé fekk na jàpp naa la gaa waaye dama la gën a jàpp keroog bi nga xam ne wax na ko lool sa diggante ak moom ci ay minutes wala ci ay secondes rek. jërëjëf moom sama soppe la yàlla ñu boole maak moom mu nekk shérif comme nam la ko waxee rek shérif yëpp du leen jox seen gëdd ndaxte ñun ay taalibe la yàlla def nag loolu ñu jàppandoo ko ba tey ñu nekk ay kóllëre maak moom ñuy sàmm loolu ba tey looloo tax. voilà ngay def tamit que action yu am solo ci kër Cheikh Sadibou kooku ndax tamit suñu bët moo ñu ko may ndax émission bi ngi jeex waaye il faut que ñu souligner ko il faut que ñu wax ko ñu gis ni képp ku fi ñëw da ngay jël sa lépp
jébbal leen ko jox leen ko teral ñu nu àndal ñi boobaak léegi gis nañu ni am na avancement parce que kuy def lenn li sa kër Wasila am nga loo siy séntu. maa ngi sant yàlla bu baax ndaxte loo def rek ñu fay la ko. te ñoom bu ne ñëw du ñu indaale seen alal dénk la ko. bu ne dem ñu yóbbaale ko. kooku waa kër Cheikh na Cheikh Sadibou rek a mën. keneen mënu ko. gisuma ko de man sax bopp laa xam ndaxte man maa la fi nekkal. Cheikh na Cheikh Sadibou. waaw wax xeer. soo demee biir Nimzaat. dugg ci biir suuf si xam ni fii am na lu fi nekk. lan moo waral tax. des milliers de personnes yuy bàyyi seen kër bàyyi seen njaboot te seen kër yi ñëw Nimzaat am na lu tax. mais sama waa ji Alwali Mané Ndiaye. waaw mbir la de. kooku leneen la yàlla ka may si waa kër Cheikh Mahfou kenn mënu si dara ndaxte waa kër Cheikh Mahfou tey du nga ko jébal léegi bi ñu moom moo ko yor te moo gën a tuuti si famille bi. say objectif maintenant say perspective ci kër maanaam ci Nimzaat lan la. macha allah Nimzaat la may ñaan nguur gi daal mooy que ñu dimbale nu ñu am goudron et puis ñu jëm ñu teg xel si shérif yi te ñu leen di yëgal ni xayma bi mu ngi fi waaj a ñëw en mois de janvier te noonu si teg xel pour la sécurité ak nguur gi teew xam ni Cheikh na Cheikh Sadibou mi ngi fii. 30 secondes Al Wataniya télévision Al Wataniya sa télé la. sama télé la. yan kàddu nga ci am di ko ci wax. xanaa di bég si ñoom di bég si yéen pour te dire que tey mën naa wax ni c'est la meilleure télé en Mauritanie ñëpp moom la ñuy suivre. xeltu émission bi. saf na la trop. neex na la trop. Cheikh Lamine Sidibé ñu ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf Babacar naa maa ngi lay fay bu baax. voilà donc mbokku téléspectateurs yi samay invité mi ngi noonu ma fàttali nag di leen wax rek ni leen président national des cadres bu Mauritanie yàlla moo ko samp moo ko jox dégg ngeen li nga xam ne Chérif wax na ko si di seex xeer si di xeer tamit ñu koy ziar bu baax di ko jox wàccuwaayam di ko jox cëram Alwali Mané Ndiaye sama soppe sama cofeel sama mbëggeel ci yow dama ni day gën di yokku saa su nekk di la gërëm di la sant di la ñaanal yàlla may lu gudd fan ak wér di la wax rek comme ni mu la koy waxee woon rek ñun ñooy sa Baye Fall fii ci wàllu média bi te incha allah bi su neexee borom bi si ay fan yu néew daa ngeen gis image yu am solo yoo xam ne jëlee nañ ko ca Nimzaat jénneel leen ko wan leen ko ngeen doon loo xam ne da ngeen ci bég lool di wax rek ni mbokk yi nii lay demee mardi bii di ñëw nag invité bu rëy laa invité muy beneen doomu Rosso nekk ci bitim réew di immigré du mu leen ko wax dama leen di bàyyi ba ngeen ñëw daa ngeen xam ni doomu Mauritanie yi ñoo ngi def jaloore doomu Rosso yi ay jàmbaar lañu fu nu mënti nekk leen jox daje incha allah ci talaata jëlu ñëw yal na ci yàlla yóbbu yàlla def jàmm ci biir mi yàlla muccal leen muccal nu digal nu ci géej a xewal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh